ko tudde woon sax ci laa bokkoon nee na parce que moom nee na mandat moom nañ koy def nii rek ba doyal ba doyal dem tey mi ngi ñëw aussi joxe ay chiffres yow koy xam ne yow yoroo cabinet boo xam ne nii da ngay def ay sondage yoroo doo statisticien ñëw nga ne da ngay joxe ay chiffres yoo xam ne nii xamuñu foo ko teg xamuñu ban sondage nga ko jëlee dafa loolu c'est pas du tout sérieux parce que fii même sondage yi buñ ko defee amuñu droit publier ko moom nag xamuñu ko mu yor benn cabinet buy def statistique yorul cabinet de sondage mënoo ñëw tey tëb naa da ngay def ay chiffres man nga nag ne comme moom Benno Bokk Yaakaar la bokk léegi bu ko neexee ne ñooy gagné parce que loolu kenn mënu ko tere nit mais nag di joxe ay chiffres naan nii lay demee ak noonu lay demee je pense que loolu la mais loolu yëpp li koy waral aussi mooy bu demee ba ñii di ñëw di wax xamal ne rupture bi ñu doon séntu ci mbokki soxna si ay ci président de la république bi nga xam ne sénégalais yëpp ñoo ko éliroon du ñoo xam ne nii waa APR lan wala waa Benno Bokk Yaakaar mais citoyens sénégalais ñoo ko éliroon pour une certaine manière de gouverner ñu changer ko rupture boobu dafa échoué parce que bu échoué wul woon du Serigne Mbacké Ndiaye mooy ñëw di nekk fii di nekk ñun le diable de l'avocat lañ ko doon tuddee ay temps bi nekkee fële mais du moom moo ñëw di défendre le bilan du président Macky Sall am na ñeneen ñoo xam ne ni ñoo gën a taxaw ñoo gën a habilité et puis ñoo ëpp légitimité et puis ñoo ëpp njariñ buñ ko taxawee di ko défendre. mais Mame Gor en 30 secondes avant Thioro di continuer ces sorties yu tegalante yi ci ñoo xamante ne dañu teere woon gisatuñ leen woon on pensait à un moment donné que ñii sax dañu bàyyi politique déggatuñ leen woon ces dernières 24 heures ñoom ñëpp génnandoo. waaw ça peut être loolu lan lay insinuer ça peut être une stratégie de communication parce que fan yii yëpp gis nañ ne bon campagne bi am na nu mu demee gis nañ ne peut-être. nu mu demee yaakaaroon nañ nu mu demee mais campagne bi gis nañ ne caravane yi Ousmane Sonko di nekk dafa day bari nit ñi topp ko loolu moom c'est un constat. nit ñi dañ koy topp des fois sax da nga naan est-ce que lu xew loolu moom c'est un constat moom nga farag moom ak nga bañ a farag moom nit ñi ñoo ngi koy topp. mais il n'est pas candidat. non man waxuma dugguma ci ay considération candidat bañ a candidat. dama lay souligner loolu ñii di génn tamit duñu candidat ñii di génn di wax duñu candidat mais moom wóoluwul sa présenté bi benn liste de suppléants lañu am te wóoluwul présenté benn suppléant parce que suppléants sont supposés être à l'Assemblée nationale pour décider pour le Sénégal. il n'est pas candidat non il n'est pas candidat. c'est extraordinaire. ngir yàlla may leen ba des suppléants yoo xam ni Ousmane Sonko comme noonu dañuy daal di continuer ci yeneen terrain yi wàcc na. Yewwi Askan Wi à l'Assemblée nationale des suppléants. juste on précise. Ousmane mi ngeen doon bañ a wàcc taxul benn yoon wax ak sénégalais yi man lii laay def. en particulier on aura des députés de Ousmane Sonko te su boobaa yéen journalistes yi da ngeen si am responsabilité. parce que yéen a attiré l'attention sur le fait que Ousmane Sonko. Youssou Ousmane mi ngeen campagne discrètement yéen da ngeen waroon dem forcer les suppléants. Youssou mi day parce que ñoom ñooy waxee ñoom ñooy dem à la représentation. donc Awa dañuy continuer ci beneen ci ay bis bu ñu dañuy continuer ci beneen ci ay campagne yoo xam la société civile les journalistes ñëpp a ko waroon bañ. nañu continuer ci yeneen ci ay information yoo xam ne dafa ñeel internet yi vraiment Thiam couper son micro mais lu am solo la wax. Thioro allez-y. donc dañuy continuer ci yeneen ci ay information yoo xam ne nii dafa rek daal di soxal ñi nga xam ne ni tam ñoom ñoo di internautes yi ba tey jii mu di nag beneen ci ay information yoo xam ne ni ñu bari ci internautes yi nañu ko jàppee dañu ne rek du dëgg du yoon ndaxte dañu gis ne dañuy détourner li nga xam ne ni moom moo di une bu l'observateur bu groupe GFM gis nañu nag li nga xam ne moom moo di mbir moomu di am presque ñetti fan ak yi wala ñeenti fan yoo xam ne nii rek ñu ngi gis mbir mi di am waaye itam ñenn ñi nga xam ne nii ñoom lañ doon jiiñ ne ñoom ñoo ko def benn page Facebook la boo xam ne mi ngi fi nga xam ne moom moo di ci Facebook bi waaye itam bi ñu commencé rek daanaka ay waxtu lañ ci teg ñii di waa GFM ñu gis ay information yu génn comme quoi ñoom dañuy dem daal di porter plainte ci loolu nag la groupe boobee daal di songer li nga xam ne ni moom moo di seen publication yi ndaxte boo dee xool l'observateur la ñu defoon jël logo wu l'observateur mais dañoo mujjee jël li nga xam ne ni moom moo di bëbi mooy bee bi daal di koy changer def ko p maanaam
maanaam l'observateur ñoom l'observateur boobu nag léegi dañu ko dippee l'observateur patriotique des Sénégalais loolee nag tax na mu jur coow ci fi nga xam ne ni moom moo di ci réseaux sociaux yi waaye awatam loolee nga xam ne moom la ñu gis ci détournement wu li nga xam ne ni moom moo di la une bu l'observateur boobu bokk na ci yeneen ci ay journal yoo xam ne ni ñu ngi fii ci Sénégal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi la ñu ca jublu moom mooy yooyu les journaux dañoo àndul benn yoon ak askan bi nga xam ne nii daanaka dañoo nekk ci ab xeex waaye itam yenn ci information yi nga xam ne askan wi dañu koy soxla ñoom dañoo jàpp ñoom internautes yi que duñ leen ko livrer à temps te it buñ leen di jox yenn ci information yi day fekk ne ñoom tam dafa am luñ ciy lal wala sax ñu jàppal tànk nguur gi nga xam ne nii daf fee nekk xëy na lu ni mel waral na ko waaye itam li nga xam ne moom lañ ci nemmeeku ba sub tey jii moom mooy que dafa am koo xam ne dañ ko ci teg loxo ki ñu ci teg loxo nag mi ngi wuyoo ci turu Papito Kara ñu xam ko ci fi nga xam ne moom moo di ci Facebook bi moom nag daanaka humour la ñu ko xamoon mu koy def ndax la plupart dafay jël li nga xam ne ni moom moo di lépp lu xew ci réseaux sociaux yi di ko defaat li nga xam ne moom moo di revue des titres yoo nag tax na ni ki tey jii mu fas yéene fanaan fa li nga xam ne moom moo di ca division spéciale de cybercriminalité moom mooy di Papito Kara ginnaaw bi ñu ko tegee loxo ni ki tey jii ndax li nga xam ne nii rek moom mooy plainte ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa GFM waaye itam journaux yi nga xam ne nii dañu jàpp ne dañu leen a détourner seen à la une mais itam information bi ñu ci bëggoon a sof bokk na ci ki nga xam ne nii aussi moom mooy jiite coordonnateur bu mafia kàcc di wéy ci turu Ousmane Diagne daanaka moom tam tey ji gis nañu ay information yu génnoon comme quoi dañu ko tegoon loxo tey ci suba lu ni mel tamit amul moom actuellement mi ngi vaqué ci ay occupation mais nag li ci am moom mooy que man am naa de source sûre information yoo xam ne jot na ab convocation boo xam ne message lañ ko envoyé écrit ci téléphone am bi mu jotee message bi aussi dafa dem janoo ak ñi nga xam ne nii wala déggante ak ñi nga xam ne ci seen cellule de communication bii di mafia kàcc ñoom la waxtaanal ñu ne ko waroo wuy ji da nga am ay avocat te doo koo xam ne ni tey ji dañ lay fekk rek par message convoqué la nga war a wuy ji ci loolu aussi ñuy xamal ne aussi dem nañu ba këram ñoom pour jëli ji ko mais heureusement que fekkuñu ko fa looloo tax actuellement teguñu ko loxo. Mame Goor par rapport à cette question tey lan la ñu mën a wax ne presse bi dafa am fu mu fayre wala tey jii presse bi moo la ñu jël problème bi ci am yëpp mettre ko sur la place publique moom moo indi tey lii. waaw léegi dañuy def ay une sorte de précision mooy détournement ak parodie bokkul. booy xool même booy xool Figaro. am na Gorafi. ñoo xam ne dañ koy parodier. mais ñooñu buñ koy parodier aussi ñoom ci seen boo demee seen site bi sax ñoom dañuy bind ne fii liñ fiy wax yépp dara du ci dëgg. ñoom dañuy assumer ne fi ñu fiy bind lépp dara du ci dëgg mais détournement nag en général ak nii gars yi ni ñu koy defee y a beaucoup de désinformation te désinformation nag en démocratie ñëpp a ko war a xeex. désinformation ak joxe ay fake news ñëpp a ko war a xeex et puis boîte de Pandore la mooy loo xam ne ni boo ko xasee ba tijji lu nekk mën na ci am. parce que instant yi ñoo ngi désinformé ñoo ngi détourné ay journaux di ci wax lu leen arrangé mais ñeneen ñoo ngi détourné ay journaux di ci wax loo xam ne nii musiba la dañuy jël ay nit dessiné ko def ci ay affaires yoo xam ne nii yu garaaw a garaaw a garaaw donc loolu dañ ko war a bàyyi parce que buñ ko bàyyiwul day jur yeneen mais nag loolu yëpp. li koy waral ay désinformation ñëpp xam nañ ne y a un certain discrédit de la presse. loolu même buñ ko waxee ñun ay journalistes lan. ñi ko xam ak ñi ko xamul. presse bi dafa am un certain discrédit boo xam ne nii gars yi de plus en plus dañ naa leen ñii liñ fi war a toogee wuñ ko fi mais discrédit de la presse boobu nag ça ne concerne pas que la presse privée mais aussi yàlla gis nañ di xew RTS. gis nañ ñu xam ci yenn média d'état yi donc yu mel noonu mooy indi nit ñi di fippu di def yenn yi loo xam ne ni waruñu ko def mais le principe mooy en démocratie ici ou ailleurs gis nga ay États-Unis gis même Hillary Clinton li ko daaneel nee nañ ay désinformation la. gis nga Trump. moom il fait partie moom moo premier ministre britannique bii dem. ñoom ñoo nekkoon les champions des fake news. nit ñi dem nañ ba sax ba naan danoo nekk ci ère post vérité maanaam toutes les vérités sont à relativiser. donc loolu je pense que dinañ ci ñëwaat. débat gën cee débat. ça mérite un débat un débat profond parce que au-delà des détournements et autres
dafa am lu ko savoir dissocier parodie comme ni ñu ko waxee ak cette information là. D'accord. Donc c'est mais pour ñëwaat rek ci tëj jàpp di tëj loolu c'est pas loo xam ne ni moom mooy régler mbir loolu c'est gis nga Sénégal dañoo toll foo xam ne nii même bu dul ñi nekk Sénégal ñoo koy def ñen nekk bitim réew ñoo xam ne nii jotuñu ci ñoom mën nañ koy def mais li gën a am solo mooy fexe ba yar nit ñi ñu xam lii ci journal la nekk wala lii ci nekkul ci journal lu yenu maanaa ak lu yenuwul maanaa. D'accord waaw loolu la. D'accord Thioro ñu continuer rapidement ñu clore avant Assane di ñëw. Donc dañuy daal di jeexal Awa ak humour bi nga xam ne tey ji moom dama ne naa leen ko andil bokk na ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Yewwi Askan Wi naka noonee Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne nii dañu leen a xam ñu nekk ci gegeer boo xam ne ci diwaanu politique gi ak li nga xam ne nii rek moom la ñu koo xamee ci seen diggante tey ji nag dañuy dem ba fële ci golf gi nga xam ne Khadija Mahécor digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Néné Fatoumata Tall daanaka lu bari ci biir li nga xam ne moom moo di vidéo boobu dafa daal di reetaanlu ginnaaw benn partisan wu ki nga xam ne moom moo di Néné Fatoumata Tall bu ñëwoon di campagne nekk ci otom gis Khadija Mahécor ci mbedd mi ñëw mu koy campagne pour mu dem votel ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ndax nee na leader am moo fi mën te moo fi gën di Néné Fatoumata Tall donc dañ leen di jëli ñëwaat. sama maire de la commune moom laay jox sama candidat. damay proximité nii. waaw gis nga proximité laa jëm damay jox sama maire Khadija pour mu votel Néné Fatoumata Tall xam ne mooy le meilleur profil pour Guédiawaye yow leer na la sax na. yow xam nga ni man ku ne yeewi na Khadija. non waaye xam nga mais xam nga ne yow leer na la léegi danga may bàyyi ma wax. déedéet du ma la may nga wax. waaye danga may bàyyi nag ma wax. xam nga lii dafa neex xam nga lu tax mu neex. ñun li ñu boole moo ëpp li ñu séparé. bu ñu nee cité SHS ñun ñëpp ay doomu cité SHS lañu. kon tey bu ñu toogee fii nga taxaw fii di ma proximité damay nangu ba pare man dama lay jox sama bés ma nit nga yóbbaale. waaw dinaa yóbbaale sa bés dama koy yóbbaale. mais yow xam nga ne pour te dire que. lii moo neex et c'est ça que nous devons prôner. incha allah gis nga ñun li ñu boole moo ëpp et chaque jour dañu war a travailler pour que nit ñi xam ne politique c'est juste un moment on est juste des adversaires mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est le plus important. Et l'adversité doit se faire dans le gentleman agreement. Yes, je suis d'accord avec toi. sama brogue kontaan naa et maa koy yóbbu nag yeewi. déedéet. waaw mais yóbbu naa ko. waaw yóbbul sama bos yow. waaw amul problème jëlal. gis nga Awa noonu ñun ñu ko wanee mu mel ni nag humour daanaka la ko ñu bari def ci internet yi mais message bu fort moom moo nekk ci ginnaaw daanaka loolu la ñu préféré tëjee ko li nga xam ne tey ji moom mooy électoral daanaka ci jàmm ak salaam rek di ñaan yàlla incha allahu rabbi élection yi am ci jàmm ak salaam incha allahu rabbi ñi sénégalais yi wóolu daal di falu. grandement merci lay wax Thioro Maxu Mandela pendant kii bi yëpp nga accompagner ñu mais lii nga mujjee tëjee nii mooy li war a am fii ba ñuy dem ci élection yi ba ci ëllëg sa sax lépp ci jàmm ak salaam tey ndaw ñii ñoo donné le bon exemple si ñi nga xamante ne ñoo di grand yi ñooy dóorante ay courpem mais ndaw yi sur le terrain xamante ne ñu kii et kii fait quoi te lii moo war a